xaaral bu commencé connexion bi la de. mais jëlal sa téléphone boobu. non ça va mi ngi daal. boo nekkee kii la comme statut aussi du ma comprendre dara. asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen ziyaare bu baax di feddali kóllëre yi di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi yéene yi pas-pas bi ak engagement yi ndax seetlu naa ni depuis ba ñu tàmbaleeg léegi que ce soit ci diaspora bi comme ci biir réew mi doomu Sénégal yi may nañu nopp te fas yéene nañu ànd ak ñun ci lii nga xamee ni mooy suñu bëgg-bëgg tey jii nag mooy guddi gi nga xamee ni mooy jiitu bëccëg bi nga xamee ni ñëpp moom la ñuy xaar mooy le 19 avril 2018 amoon na juróom benn at ci ren problème bu mel nii amoon nañ ko sénégalais yëpp jóg góor jigéen mag ak ndaw ñu àndandoo taxaw def fulla def fayda jóguñu woon pour xeexi jóguñu woon pour dóorante ji jóguñu woon pour def yi fi caaxaan dañoo yëgoon ni rek jamono yooyu askan wii di Sénégal am na taxawaay boo xamee ni war na ko am na pas-pas boo xamee ni war na ko am na yéene yoo xamee ni war na ko wane pour défendre boppam pour défendre dignitéem pour défendre ngoram ci loolu la ñu yàlla dimbalee ba ñu am président de la république mu tudd Macky Sall deuxième tour boobu 65% la am ci ay électeurs kon nga xamee ni day réew mi wuyu na ko te wuyu na ko ca anam ya mu gën a rafete leader politique yu mel na man aussi ak xeex ba ak xare bu rëy bañ ci defoon yépp wuyu nañ ko te wuyu nañ ko sans arrière-pensée ngir lan dafa ñu doon wax ni jeex na caaxaan faaxe li ñu am léegi mooy liggéey doon benn jàppalante comme gagné doon nañu ensemble nañu góorgóorlu ba lépp loo xam ne moom lañ doon sikkee ñu fi nekkoon ñu bañ cee daanu waratuñu am révision constitutionnelle boo xamee ni day indi déstabilisation waratuñu am ay jëf yoo xamee ne ci xaalisu réew mi ci àq ak yelleefi doomu aadama yi yoo xam day remettre en cause suñu acquis démocratique ak volonté bi ñu am pour def développement tey juróom benni at gannaaw loolu dafa mel na moom Macky Sall la ñu doon xeex ak la ñu doon xare génn na ci xelam fàtte na ko ba jàpp na ni beneen Sénégal moo am démb si guddi ak tey ci ngoon seeg ci suba si gis ngeen ci Walfadjri débat bu rëy boobu nga xamee ni Macky Sall Ismaïla Madior Fall Ousmane Tanor Dieng Abdoulaye Bathily ak dirigeant wu PIT jot nañ ko am ci kanamu askan wi ànd ak Alioune Tine juróom benn at ca gannaaw ñoom ñépp ñoo doon xarab lii nga xamee ni moom la Macky Sall indi si ngay xam ni àddina doy na waar te doomu aadama moom kenn mënu koo comprendre man maa ngi sant yàlla bi nga xamee ni juróom benn at sa gannaaw la ma doon bañ ku laal suñu constitution la ma doon bañ ku foowee askan wi ku indi déstabilisation ci Sénégal juróom benn at après moom laa taxawaat di ko xeex di ko bañ di sant yàlla ci constance boobu moo may te pourtant de ci barab boobu am na ñoo xamee ne ñoo mag sax suma koy jur waa ban fan la ñu jëm ñun Sénégal su fekkente ni suñuy leaders yi ay naafeq ak jëfi naafeq moo gën a fës ci seeni taxawaay keroog modd xarab bu nekk xarab nañ ko Abdoulaye Wade man xaw ma as gor nan lay mën a taxawee di rejeter benn système di xeex benn injustice di ñaawlu ab ñaawteef ba mu jaral ko mu woo ay partisans ni génn leen bu continuer nañ ko déloger ci biir palais bi juróom benn at après yàggul c'est juste le temps d'un mandat boo xamee ne ajouté ngeen si wor gi mu wor sénégalais yi diggoon leen juróomi at yoo xamee ne defu ko juróom benni at après
moom Ousmane Tanor Dieng ak Ismaïla Madior Fall nga xamee ni yàlla dëgg yàlla kërim la, yàlla buur bu màgg la, yàlla buur bu màndu la. xool leen rek alchimie boobu mu def ndekete keroog ba mu leen dajalee ci barab boobu ku nekk di jimaamu di jaay affaire di wane lu nekkul ci yow, di wane démocratie boo gëmul, di wane état de droit boo xam ne dunduloo ko, ndekete loolu l'histoire le retiendra. addina dina ko jàpp te jaajëfee Sidi Lamine Niass, parce que waxi démb dafa war a méngoo waxi tey, sinon kii wax du dara, kii wax jarta jàpp, kii wax jarta àndal, kii wax jarta wóolu. ñoom war nañoo rus ci réew 15 millions de doomu aadama ak sacrifice yi sénégalais yi def. ñoom ñett ñoo àndaat tey jii doon constitutifu li nga xamee ne moo nar a tas réew mi, moo nar a yàq askan wi. lu ñu mosoon a critiquer Abdoulaye Wade ñaawlu ko ci taxawaayam, waaw ñoom xanaa amuñu luy rus ci ñoom, amuñu lu seen yaram di daw. man bi ma koy seetaan ci li Sidi Lamine Niass génne débat boobu sama yaram da doon daw, maa ngi bëgg a dee ak gàcce. man mi nga xamee ni 6 années après, même constance, même situation, même responsabilité. il faut que sénégalais yi na ngeen ràññee xam ni li ñu yàq ñun di ñu tere ñuy avancer, di tax mënuñoo dem sa kanam mooy ay escrocs yu mag dañoo nekk ci biir état bi. bëgg ñoo jaay ngëm bu nekkul ci ñoom, jaay ñu justice bu nekkul ci ñoom, jaay ñu état de droit bu nekkul ci ñoom. ndekete seen bëgg-bëgg du dara lu ñu jot suñu xaalis, bu ñu ko jotee rek génne seen ju ko jaay-jaay yot ci seen yat di ñu ko dóor jamono ju nekk. ndax gàcce weesuwul nga taxaw ci plateau boobu wax li nga wax. tey jii Ablaye Wade nekkatu fi, ñooñu Ablaye Wade nekkatuñu si nguur gi, yow nga wéete ko di def lu gën a bon li nga xam ne moom lañ ko doon reproché. nga xam ne naa fekk musiba naaru lay la. ndax moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall di wax ni naa fekk li tax mu bon mooy bu deewee ñépp a koy jooy. ñi gëm yàlla dinañ ko jooy, athée yi dinañ ko jooy, franc-maçon yi dinañ ko jooy, tappalekat yi dinañ ko jooy, truand yi dinañ ko jooy. ndax kenn mënu leen situer fenn. juróom benni at après weex nañu fi, ñuul nañu fi, rouge nañ fi, ocre nañ fi, bleu nañ fi. ma dellu si ak yéen nag ci fondement wu loi bii nga xamee ni daf ko tuddee loi si parrainage. ñetti argument lay développé. nee naay dafa bëgg a yaxanal alalu réew mi ndax candidat dina coûter 385 millions contribuables sénégalais yi. waaw Macky moom kañ la fi nekk économe ak kañ la économie sénégalaise intéressé ko. xanaa moom dafa fàtte ni 20 ministres xaw ma 25 ministres la diggoon sénégalais yi te tey jii mi ngi si 84. te ministre bu nekk lu mu bon di nga am salaire u 2 millions ba 3 millions. multiplier leen 84 moins 25 nga am 40 ministres wala nga am 50 ministres yoo xamee ni da nga leen di fay benn weeru dee bu nekk 2 millions de francs, multiplier que si juróom benn at ngeen seet xaalis boobu ñaata la. moom xanaa dafa fàttali ni durant les 6 dernières années li mu consommé maanaam li ñu ko jox ci alalu réew mi mu waroon doon ay fonds spéciaux toppatoo kiiraange ak kaaraange Sénégal, moom mu def ko fonds politique di ko yaataa yu mbéeg di ko fawee. bu ñu dajalee li mu consommé ci diiru juróom benn at yi toll na ci loo xamee ni boo jëlee genn wàllu li mu def ci fonds politique yi mën na financer élection yu ñuy def ci Sénégal yépp, mën na financer local yi ca 2014, financer référendum bi, financer li nga xam ne mooy législative yi, ba pare financer présidentielle yi di ñëw te genn wàllu xaalis boobu du jeex. waaw kii kan la fawee kañ la gën a muus. ana transhumant yi ñii def na leen ci ay agence, ñii mu wutal leen ay institution. agence bu gën a néew bu dee budget 400 millions la, boo si jëlee ñetti agence dina coûter Sénégal 1 milliard 200 millions ci at bi. imaginez leen rek ñetti transhumant 1 milliard 200 millions. ñetti transhumant pendant 6 ans ñaata lay doon. waa kii est-ce que mën na taxaw logiquement honorablement di wax sénégalais yi ni damaa leen bëgg a defal économie. donc argument wu dama bëgg a rationaliser alalu réew mi ay naxe mbaay la. bu waxee ni damaa bëgg a
yemale candidat yi kooku aussi ay fen yu leer naññ la te loolu aussi bëgg naa candidature indépendante yi xam fondement wu loi bi lan la ndax amaana ñoom xëy na la ñu leen ñàkkoon a yemale parti politique yi dugal na leen problème ba ñenn ñu bare si ñoom ñu ngi xool naan dañuy soutenir parrainage bi mais démb candidature indépendante si élection présidentielle laa defee 10 000 signatures rek lan la doon laaj tey jii ñaata signature lay laaj candidature indépendante 7 fois plus 70 000 10 000 fois 7 lay laaj candidature indépendante waaw kooku est-ce que yéene na candidature indépendante yi bokk ci élection yi bu leen waxee ni dama leen di yemaleen parti politique yi naxee mbaay la parce que en réalité jox na leen illusion que ni yéen ak parti politique yi yéen a yem te yemu leen mais en réalité daf leen éliminer yéen ak parti politique yi ndax boo seetee Youssou Ndour ak jafe-jafe ga ma amoon pour am ay 10 000 signatures am tey jii ku ko laajoon 7 fois plus kon di nga laaj mbott génn mu wëlbatiku nag ci beneen problème boo xamee ne am na ab parti politique dafa di disposition boo xamee ni dafa nekk ci constitution bi di lenn ci composante démocratie réew mi 365 jours parti politique day yëngatu di wane xalaatam yéeneem ak gis-gisam te nan la ñu war a téye réew mi di ci liggéey te ab parti kuréelu doomu aadama la xel moos mënta xalaat ñu yemale ay kuréelu doomu aadama ak jëmmi benn doomu aadama du justice du dëgg du yoon kon yéene ji naxe la jëm ci candidature indépendante yi moyen la ci moom pour mu éliminer leen moyen la ci moom pour mu liquider leen ba du ngeen mën a bokk ci élection présidentielle yi noonu it la ko defee jëm ci lii nga xamee ni moo jëm ci parti politique yi parce que li muy jublu di ko wut di ko topp mooy en réalité bu demee ba élection présidentielle jot keneen ku dul ku mu tànnal boppam wala mu wéet si moom kot intéressé wu ko parce que benn objectif la am nekk wéet moom kot doon candidat à l'élection présidentielle waaw bu nee dafa bëgg a def rationalité wu lii nga xamee ni mooy système électoral bi ñu bañ a am ay candidat fantoche yoo xam ne dañ cee bokk mais kan mooy indi candidat fantoche ab parti politique man dañ njiitu parti politique la am FSD/BJ bu amee xaalis du ko mos a may beneen jàmbur pour que nga dem nekk candidat xanaa balaa ngaa laax di jaay nga laax lekk ba pare ñun parti d'opposition yi amuñu intérêt ci multiplication wu candidature yi moyens yi ñu am suñu bopp lañ koy def ci suñu biir parti lañ koy def ci suñuy partisan lañ koy def kan kon moo am intérêt ci am ay candidature yu bari bu dee élection locale mode de scrutin ba moo tax ak élection législative yi mode de scrutin bi départemental di raw gàddu ak liste nationale yi bale di am liste proportionnelle ak liste majoritaire moo tax élection yooyu intérêt wu pouvoir la que mu multiplier candidats yi pour mën a am possibilité moom ramasser voix yu bare la mu am bu jiitoo doonte benn carte la daal di jiite yor mbir mi noonee la ko defee ci municipal yi noonee la ko doolee ci législative yi pour mën a am majorité ci assemblée nationale ndax boo seetee limu voix yi di nga xamee ni il a eu moins de 59% ci suffrage exprimé bi te la mu am ci assemblée nationale jéggi na dayoo méngoowul ak dooleem ci biir réew mi intérêt boobu mu amoon nag ci législative yi moom la amatul ci présidentielle bi na mu bëggee woon am ay candidature yu bare tey jii noonee la bañee am candidature yu bare ndax naka candidat yi gën a bare mu gën a wér ni dina dem deuxième tour te bu demee deuxième tour ñu daaneel ko lii mooy li nga xamee ni mooy sababu parrainage bii nga xam ne indi na ko ci biir système électoral loi électorale loi simple ak loi constitutionnelle ñoo bokk benn date dañoo war a nekk de portée générale maanaam dafa war a ëmb lépp te loi bii mu indi dëgg-dëgg c'est une loi discriminatoire maanaam day xàjjale di boddi ci diggante candidat yi loi bu impersonnelul parce que moom kot moo am intérêt ci loi bi te dëgg-dëgg loi constitutionnelle boo ko indi ci réew ñaari possibilité la am dafa war a mën a dem ca référendum askan wi natt ni d'accord naam wala d'accordul wala mu jaar assemblée mais en ce moment day laaj waxtaan ak consensus te waxtaanu see kenn génn na ci biir këram
ci loo xamee ne bu ko defee mu impacté ci parti politique yi impacté ci biir réew mi waxtaanu see kenn te pour ngeen xam caay-caay bi nga xamee ni jëfi Macky Sall gii ànd na ko da ngeen di xool action yi mu jot a def ci juróom benn at yi weddi na kàddoom defatul juróomi at nee na day fuuf juróom-ñaari at yi ñëw na ci élection référendaire bi wëlbati ko de telle sorte que moom moo tànnal ku nekk ay couleur jaxase ko moom rajo yi aaki moo télévision yi ba kenn amul benn place boo xamee ni mën nga fa jote sax bay wax sa xalaat ñu ñëw ci législative yi lu jiitu ci loolu mu dugg ci fichier électoral bi jaxase ko complètement ba képp koo xamee ni bokkuloo ci biir affaire bi képp koo xamee ne amuloo si cër wëlbati na affaire boobu yóbbu la ci situation boo xamee ni tey jii ay millions ngi doomu aadama ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñu ngi war nañ jot seen carte électeur te mënuñoo xam fan la ñuy jotee seen carte électeur muy beneen xeetu caay-caay boo xamee ni moom Macky Sall ci atub ñetteel bi indi na ko wëlbatiku jaar ci législative yi jaxase ko complètement ba nga xamee ni tey jii indi ay listu candidat yu bare yoo xamee ni moo leen sponsorisé boppam may leen xaalis fay leen ko jox leen caution ñoo ñuy polluer atmosphère bi ndax wax naa li léegi ni parti d'opposition amul intérêt ci dem di fayal keneen pour mu nekk candidat ndax kuy woddu jot la woo doo booti gàmm kenn rek ci réew mi moo amoon intérêt am ay candidature fantoche yu bare et c'est tellement évident ba am na si kenn koo xamee ni woo na benn acteur ni ko de jox nañ ma 500 millions pour ma déstabiliser PDS ñëwul ñu ànd ñu dem keneen dem na gañewul dara waaye la mu wax mooy kontaan naa ndax lan ndax samay xarit ñoo gañe nga xam ne ni lii kenn xamul lu mu demee kenn xamul lan lay nirool waa nan la ñu mën a accepter pendant 6 ans at bu nekk ci juróom benn yoon mu indi benn mesure boo xamee ni pas-pas bi du dara lu dul tas réew mi disloquer suñu système politique bu ci mujjantal ga muy dul ñu parrainage ñu daal di bëgg jël loi parrainage boobu yaa baax na mu mel na ni Sénégal mosul def dara Macky Sall mosul def benn ñaawteef waaye boo dajalee war nga mu waroon sénégalais yi ci ñàkk respecté kàddoom nga teg si jaxase gi mu jaxase référendum bi nga indi escroquerie bu mag bi nga xamee ne dugal na ko ci carte électeurs yi mu coûté nu 50 milliards et quelque nga xamee ne foo xamee ne Algérie mat nañu ñaari yoon ci ay population te la mu ca dépensé matul 8 milliards nga xamee ni kii ñu ñàkk yërmande ñu ñàkk yéene ñu ñàkk sago ci alalu Sénégal waaye du ma jaaxal ndax alal ku ko sàkkul doo ko yërëm yemul ci loolu mu dugg ca référendum ba def ca la mu ca def wëlbatiku ñëw ci élection législative yi tasar jaxase ko ndax ay candidature fantoche yoo xamee ni moom la ci indi waaw nan ngay def benn affaire ñaawteef bi yow nga def ko wëlbatiku nag après ñëw nag mu mel na du yow nga set ci wecc ñëw ci kanamu sénégalais yi ni non candidature yi dañoo bare te yow yaa leen fayal ni candidature yi dañoo complexe te yow yaa leen jox xaalis yaa yàq élection yi yaa ci dugal ay nit yoo xam ne seen yoon nekku si pour la disperser voix yi waaw nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude sab caay-caayu bopp la ndax tey jii bañ la waxee defal benn bulletin unique pour que 47 candidats yëpp nekk ci benn bulletin dangaa lànk ndaare parce que intéressé wu la woon waaye yéen sénégalais yi lii est-ce que jaadu na est-ce que benn nit mën na nekk ci biir réew mi lëmbi réew mi jaxase ko juróom-benneelu acte bi mu posé moo di dafa fekk candidat yi nga xamee ne yaakaar nañ ni am nañu capacité pour déranger ko ba du mën a dem jàll ci premier tour ñii mu génne leen réew mi te waxul sénégalais yi lu tax mu génne leen réew mi doomu Ablaye Wade nga sa biti te benn sénégalais mënu la wax lu tax ñu génne ko Khalifa Sall dañ ko fekk ca biir méeréem tuumaal ko jiiñ ko lu mu deful toroxal ko sànq ay droit am ànd ak ay naafeq ci justice bi ànd ak ay naafeq ci biir assemblée nationale ñu xotti ormam dindi kiiraayam dindi immunité parlementaire am en toute illégalité tey ni ko ràpp ci kaso bi pour durée boo xam ne ni jiggi na dayoo ci taxawaay rakkam Barthélémy Dias feelu ko ci kaw ñaawteef bi ñu ko def ñu jël ko ni ko ràpp ci biir kaso ba juróom benni at juróom benni ñaawteef bi ci mujj mooy parrainage bii nga xamee ni mooy jogget bi mooy dernier acte bi muy posé
pour liquider le système politique et la démocratie sénégalaise. waa lii lan moo ci politique lan moo ci affaire u parti politique lii c'est la nation mooy réew mi ndax yàlla moo ñu boole réew mi ku ko weddi déglul Maam Abdou ku ko weddi déglul kilifa yu baax yi nekk ci réew mi ku ko weddi xoolal sa bopp ak yëg-yëg yi nga war a am ci réew mi ak responsabilité yi nga am ci sa réew ndax ñun dañoo war a taxaw ñu ñuy gotti di ñu gàcceel di ñu delloo gannaaw di minimiser suñuy droit di multiplier par zéro suñuy droit ba ñu yegg ci système boo xamee ni day daal di doon la négation de la démocratie sénégalaise ñu daal di dugg dans une monocratie et une dictature impitoyable boo xamee ni quelqu'un qui nous a escroqué ndax escroquerie bi weesuwul nga ànd ak sa ay ñoñ nekk association de malfaiteurs ngeen taxaw ci kanamu rajo ak télévision askan wi yépp di leen déglu ngeen waat ci ni di ngeen def démocratie sénégalaise ngeen waat ni di ngeen indi rupture ngeen engagé wu ci seeni kanami doom ak seen kanami sët engagé wu si ñoo xamee ni ñoom ak seen doom ñoo yem ay at comme ku mel na man Cheikh Bamba Dièye man mu tuuti mii la ma engagé woon juróom benni at après maa ngi ci taxaw di ci reyante ñoom ñi nga xamee ni dem nañu boo xubidaas la ñu engagé woon yépp nee na fayaaf muy ay tappalay kese. Et c'est ça le danger de notre pays. Nous sommes extrêmement fragiles parce que suñuy njiit c'est des élites corrompues réew mi ñoru leen alalu réew mi moo leen ñor pas-pasu réew mi ñoru leen sécurité réew mi ñoru leen la kay war mooy ñaawteef gu bon gii mu def nii nga defe ni di nga samp sa réew mu dugg ci guuta gii nga waroon def système consensuel waxtaan ak nit ñi diisoo ak ñoom ñu waxtaan ba ñu xool lan la ñu war a def defuñu ko nga daal di indi parrainage boo xamee ni déjà sax c'est pas réalisable li tax mënta réaliser wu mooy que ni ministère de l'intérieur moo autorisé 299 partis boo autorisé 299 partis yow kon accepté nga ni sóoraale nga ni engagé nga 299 sénégalais yoo xamee ni mën nañu doon candidat kon loi booy defati ci réew mi dafa war a doon loi boo xamee ni dafa war a mën a permettre bu dee parrainage wala muy leneen mu mën a encaisser 299 candidats yooyu tey jii bu 100 candidats décidé woon ni dañuy bokk ci élection yi bu ci amee benn bu ñu dolli kenn kooku du gis kenn ku ko mën a parrainer ndax 100 candidats day épuiser potentiel électoral bi yépp bu ko nekk indee 70 000 day doon 7 millions kon keneen dootul mën a ti jël dara ci benn wàll ak ci benn taxawaay te dégg ngeen APR ñu ngi tëgg seen dënn ni ñoom 2 millions la ñu bëgg a indi ci quotient boo xamee ne wóor na ni la plus de 65% duñ ci voté waaw ci loo xamee ne 4 millions de votants lay doon boo si jëlee 2 millions xanaa bu yeneen ñaari parti ñëwee am fulla gu toll na gi nga am ñetteelu parti ba ñeenteelu parti ba juróomeelu parti ba du ñu gis kenn ku leen parrainel ndax ku xas ba parrainel kenn dootoo ko mënati parrainel waaye yéen Sénégalais yi imaginez leen par exemple ñun ñëpp ñu dem wuti parrainage doon 15 partis ku nekk indi 100 000 mu doon 1 500 000 électeurs yoo xam ne wér na que ni moom Macky Sall ni ñii duñ ko voteel mu yor fichier électoral bi day daal di dem sa fichier ba boo naroon voté ci centre Maniam Soumaré ca Thiès dafa lay daal di wala Malick Kayre ca Thiès day lay daal di boo nekkoon bureau 1 da lay yóbbu bureau 7 bu ko defee boo laajee centre bi yaa ngi ci mais boo taxawee rang pendant 400 personnes ba yegg si ñu ne nekkuloo fi boo defaatee deuxième rang ba doo ko ñetteel kon ci loolu rek mën na ci éliminer 500 000 personnes rien que rek par des jeux d'écriture et des jeux de déplacement il suffit juste de changer le lieu de vote pas le centre de vote maanaam bu la jëlee ci bureau 1 yóbbu la bureau 3 wala ñu jëlee le bureau 4 yóbbu la bureau 1 nga taxaw bureau 4 ba sa taxawaay jeex ñu ne leen nekkoo fi nga dem ca beneen bureau ba di taxaw day gudd ba mën nga décourager dem ñibbi sa kër te cible la boo xamee ne wér na ni ñu configurer parrainage bi ku la jox parrain dina la votel te du votel APR wala du votel Macky Sall waaye yéen ngeen ni nag ñun Sénégal ñenn ñi tappalekat yi nee nañu dem leen ngeen defi parrainage nan la gor mën a accepter système bu mel noonu nan la ñun Sénégal ñu mën a accepter situation bu mel noonu koo xamee ne juróom benni at yi nga xam nekk si réew mi at bu nekk indil nga Sénégalais escroquerie bu bees
lànk nga wàññi sa mandat yàq nga fichier électoral bi indil ñu ko njëkk loo xam ne kenn xamoon na mu toll ba tey jii nit ñi mënuñu am carte électeur indi nga référendum boo xamee ni caay-caay ak tappale rek moo ko jor wëlbati nga def ñu ay élection législative yoo xamee ne musiba naaru lay la say adversaire politique jël nga leen ñu leen ràpp ci biir kaso ñii nga wutal leen ay tribunal ñii nga dugal leen ci ay guta ku nekk nga wut ko say boo xamee ne danga koy jox mu doy ko sëkk ba du tal leneen lu dul loolu nga wëlbati ko sixièmement indi parrainage faisceau d'événement yi bu ku mu doyul dara dootu la doyati bu ngeen di wut escroc jàpp leen ko bu ngeen di wut tappalekat jàpp leen ko bu ngeen di wut kuy yàq jàpp leen ko bu ngeen di wut ennemi wu Sénégal ak ennemi wu jàmmu Sénégal jàpp leen ko ndax li mu bëgg lenn luy jàmm Sénégal nekku ci lii moo tax ma yaakaar ni dañoo war a dellu réfléchiraat jamono yii ñu nekk nga xam ne réew mi jax na ñu ngi wax na sa Sandaga tàkk na ci VDN bi tàkk na feneen ci biir réew mi tàkk na démb Casamance la woon barki démb Ndar la woon gan Thiès la woon foo dem nit ñaa ngi ñaxtu foo dem mouvement de foule yaa ngi am partout dans la ville tey jii dafa mel ne état de siège la ñu nekk amul fenn ci dëkk bi boo xamee ni depuis midi ay policiers ak i gendarme nekk ñu fa ñu nar leen fanaanal ci mbedd mi ñu nekk fa ci ay coono ak i jafe-jafe yeewu fa bu baax a baax a baax a baax taxaw fu nekk ci ay situation yu jafe parti politique yi talatuñu dara njaboot yi talatuñu dara waajur yi am nañu njàqare ndax xam nañu xale yi déterminé te kenn mënu leen tere demee ñu jàmmarloo pendant ce temps ki nga xamee ne moom la ñu jël jiital ko suñu kanam anam rocceeku na daw ànd ak njabootam gannaaw bi mu jëlee caisse de dépôt et de consignation 200 milliards xaalis bu dul jeex fa nga xamee ne fa la ñuy war a engagé caution yi mu jël ko jox ko rakkam rakk joo xamee ne dafa waxoon ci kanamu askan wi ni àddina du yàgg mukk ba ma jël décret jox la ko ñun dey dëgg-dëgg am nañu problème dëgg nag Cheikh Ablaye Dieye dafa ma daan di wax ni ku jinne jàpp nit mën na koo faj waaye ku jàpp jinne moom sa saafara moom dina jafe loolu waaye ñun damaa jàpp ne ñun Sénégal jinni ju kayaafi gu mag a mag la ñu dem moom ngott moom kottuñu fas yéene ñu jëmee yomal xiyam waaye dinañ ko jaay suñu bakkan nag dinañ ko reyanteeg moom parce que ñun amuñu beneen dëkk moom bi mu jaxasoowee daw na fa mu jëm fa mu dëkk dem na fa ay sëriñam nekk na fa fañ koy joxe ndigal fa la daw làqu ndax foofu la sécurité am nekk waaw gii njiit moom lu ko nit di doyee Sëriñ Tuubaa nafa an allah bi barakaati yi nee na wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksifin fasal nee na ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des te ñun malheureusement on est malade de notre président de la République il n'a pas l'étoffe de l'homme d'État bi mu war a doon amul jukko bi président de la République war a am amul xarañ bi cër woowu laaj amul yërmande bi nga xamee ni moom la taxawaay boobu laaj amul aussi nandité bi nga xamee ni posture boobu moom lay laaj comme exigence daw na parce que bokkul ak ñun ay mbir lii moo tax sëriñ si war a ràññee la xewoon burki démboo njaay ca biir Fuuta nga xamee ni barabu ñaan boo xamee ni borom ba mu koy sos moom kotte fa nekkoon te yàlla ak yonent bi rek la seetoon ànd ak ay ñoñam di ko defar ba mu baax ñu ñëw ca bis boobee ormaalu nit ñi ormaalu ñu kilifa yi ndax fu nit taxawee di fa xeex barab boobu ormaalu ko jox ko àqam et c'est pourquoi sëriñ si aussi war nañu xam seen taxawaay ndax askan wi ñoo tax ñoom ñu doon sëriñ ndax sëriñ du def boppam sëriñ nit ñi ñooy ñëw ci yow jàpp la nga doon sëriñ te ñun sénégalais yi suñuy sëriñ yi teg nañ leen ci barab yoo xamee ni dëgg-dëgg ñoom am na loo xamante ni bët bu rusul toj am na taxawaay boo xamee ni moo war a doon seen taxawaay ndax de ay jullitu yàlla lañu te yàlla lañu yaakaar jàpp ni ay nit nag mën nañu yombalal taxawaay boobu ba ñu yegg si ñoom
dinañuy raam de waaye suñuy xel sëggul raamul. dinañuy joxe cër de waaye jëmm ji ak xel mi ngi rabat di daw di xalaat. koo xamee ne bu jekkee nga jekk ndax yaay teraangaam, bu nekkee ci fitna waratoo yendal waratoo fanaanal. te tey jii réew mi yëpp ci guta la ñu nekk, réew mi yëpp ci fitna la ñu nekk, réew mi yëpp ci jafe-jafe la ñu nekk. duma ci sore ndax ku nekk war nga xam lan mooy sa cër ak lan mooy sa taxawaay, ndax wolof nee na bu ne bank leen seen tànk xalaat ñu ñëpp ba mu des soccant. li ma leen di fàttali rek mooy bi mu jafee toogul ak ñun pour ànd ak ñun ci suñu coono. jël na ay policiers sànni na leen ci mbedd mi, jël gendarme yi sànni leen ci mbedd mi, ñu nar a fanaan tey jii ci mbedd mi boole ak sedd bi ñàkk nelaw. bu subaa ñu àndandoo nag ñoom fas yéene jàmmaarloo askan wi. daw na moom ak ay ñoñam ma nga ca France nga xamee ni foofu mooy këram, ñooñu lay liggéeyal, ñooñu lay may 1400 milliards ci suñu koppar. lu baax ci réew mi ñooñoo ko moom. entreprise bu fi baax pour ñoom la, xaalis bu fi am pour ñoom la, ndax jàpp na ni ñooñee ñooy sëriñam, ñooñee ñooy kilifam. ñun dof yi ñi nga xamee ne ñoo jël carte jox ko ñun tekkiwuñu dara, amuñu benn intérêt, amuñu benn njëriñ. tontom nag benn kilifa gu baax ci réew mi moo ko indi, muy Serigne Mbaye Diakhaté. Serigne Mbaye Diakhaté daf ko wax nag, ma bëgg Sénégalais yi ngeen réfléchir si ànd ak man. Serigne Mbaye Diakhaté dafa ni koo xamee ni bu neexee mu ñëw lekk sa alal, fowee sa askan, dilapider sa fortune, dugal la ci ay affaires yu amul benn njëriñ, jël alal ji séddale may ay mbokkam, may ay xaritam, may ay copains am ñu tasaaroo ko. Sëñ Mbaye Diakhaté ne koo xamee ne bu neexee nga ñëw fowee alal ji, bu naqaree ñu war a jàmmaarloo, dëkk bi nekk si jafe-jafe, ñu war a am suñu responsabilité, yaakaar position wu kilifteef, nga daw làqatu, nga daw génn réew mi, nga daw dem faneen foo xamee ni di nga sore pour bu ëllëgee nga mën see raxas sa loxo. Sëñ Mbaye Diakhaté na koo xamee ni bu neexee nga ñëw, bu naqaree nga daw. ku la am amul, ku la ñàkkul. kon à compter de ce moment amuñu njiit, amuñu président de la République. Dans aucun pays normalement constitué un président ne déserte. kon de kii de bu ñu jàmbur attaqué woon xanaa kon bu ñaari bal ne teel kon moom day jël ay bagaasam ni fes. ñu ni neen la, y a personne, c'est entre nous Sénégalais et on règle nos problèmes. On veut que l'état de droit reste, on veut que la constitution ne soit pas touchée. On a des difficultés d'appréciation, on a des contradictions avec mon, il fuit. Si nous sommes attaqués par une armée étrangère, quel commandant en chef aurons-nous? Qui va donner l'ordre pour la défense nationale? Qui sera au premier des rangs pour assurer la sécurité des Sénégalais? Voici la réalité et voici le problème que nous avons fondamentalement. Pour yéen askan wi nag, demain c'est le grand jour. Demain mooy bis bii fàttalikuwaat le 23 juin. bañ na nee na autorisation marche du am. waaye nag du tere kenn bañ a jóg war a dox jël ay jumtukaay yi mu war a jël am jumtukaay pour teew place Soweto. pour fexe ba loi bi bañ a jàll et par tous les moyens yi nga xamee ne am nañ ko. lu policier bare lu gendarme bare mënuñoo yeew réew mi yëpp, mënuñoo yeew dëkk bi yëpp, mënuñoo taxaw ci mbedd yëpp. kon ànd leen ak feem ndax ñoom duñu suñuy adversaire. benn objectif ngeen am mooy atteindre place Soweto. sol leen mbubb yi nga xamee ni moom la Sénégal yi yëpp di sol. fondez-vous dans la masse. bu leen kenn ràññee. bu leen wéree ni bu ngeen nekkee ñaar wala ñett yu dajaloo ñu xëpp leen lacrymogène, dispersez-vous, dox leen de manière individuelle. te ku leen arrêté nekk kër gee laa jëm. foo dem fu nekk am na hôpital boo xamee nit dina fa dem di faju. am na institut boo xamee nit war na faa mën a jëli ay analyse am na service, am na bureau. ndax comme ñoom dafa lal pexe caay-caay ak tappale jël ay bagaasam daw. yàlla moo ñu wax ci alquran wa makaruhu wallahu xayrun maakirin. yàlla dagal na qisaas. soo dee caay-caay teg diil jëm ci sama kaw légitimement yàlla may na ma mën a jël tamit pexe ak xalaat teg ci sa kaw. à l'endroit de tout le monde, tous les citoyens qui veulent aller à la place Soweto, muus leen
allez-y individuellement, allez-y par tous les voies et tous les moyens. Fu ñu leen bloqué trouver benn subterfuge bu leen mën dem bu ngeen dee génn yóbbaa leen ay cartable ak ay justification fu ñu leen taxawee damaa dem benn levée de corps damaa dem ci ngénte damaa dem ci tudd damaa am service fii damaa soxla fale. Tous les moyens doivent être utilisés pour être à la place Soweto et avec intelligence. Et chaque fois bu ñetti nit taxawee ba ñu chargé leen nañoo ñu téye charge boobu pour permettre ñeneen ñi jël yeneen koñ yi jaar ci koñ yu ndaw yi ba yegg place Soweto parce que foofu la xare bu mag bi nekk foofu la ñuy sauver suñuy loi foofu la ñuy sauver suñu constitution foofu la ñuy fondamentalement delluwaat buum sa boy boy bo toppatoo suñu réew défendre suñu objectif. nañ leen sóoraale nag ñoom police ak gendarmerie ndax du ñu suñuy noonu ay victimes lañu ndax li tax ñuy victime un ordre injuste comme disait Macky Sall personne ne doit l'appliquer et il a donné un ordre fondamentalement injuste et il n'a même pas eu le courage d'assumer ses décisions. Il a détalé comme à son habitude dafa daw comme na mu ko daawoon di defee dawoon na bañ dee xare en 2012 prétexte ni damay campagne yi fekk tapale kese la lekkoon na avance jaamur te wolof nee na ku lekk avance te du bom am na ñoo xam ne il voulait faire main basse sur le pays leen intéressé woon mooy bouter Abdoulaye Wade du pouvoir et mettre un fantoche à la tête de la République pour jëriñoo alalu réew mi jëriñoo ressources naturelles yu ñu yàlla jox jëriñoo ressources pétrolières ak gazières yi nga xam ne moom la ñu am. Et voici le schéma évident tel qu'il a été déroulé loolu moo taxoon ba gor yëpp taxawee àndandoo refuser un dictat. Il a pris la porte de dérobé riiri daw. Certains ont pensé qu'il était dans son bon droit alors qu'en réalité agent commissionnaire rek la woon amoon nañu tegoon deal pour jot ci réew mi si moom la ñu jaaroon moo doon prétexte bi pour ñu jot ci réew mi tas li nga xam ne moom la ñu soxla. lii moo tax ma bëgg nag feem yi ma leen jox place Soweto hôpital la daan teg nga fa hôpital principal nga fa institut Pasteur nga fa état major nga fa leneen nga fa fu si nekk nit mën na trouver justificatif bu la fa yóbbu te clinique ya nekk ca biir plateau ba lam tasar fu ñu leen arrêté rek nee leen fii laa jëm te nag jëmm ji xamul fu nga dëkk ak foo dëkkul ndax xale bi ñu fay indi xëy na Kaolack la jógee xëy na Ndar la jógee xëy na Ziguinchor la dara xamul an dara ci Ndakaaru te mënul kenn bindul si jëwu kenn ni duumi fii la dëkk fu ñu la arrêté rek nee ko man sama kër nga nee dama fa war a dem ndax pexe la Macky Sall teg foog ngeen teg pexe jëm ci moom foog ngeen wut yoon yu ngeen jaar foog ngeen nandite saa yu amee accrochage fenn na nit ña jaar ci yeneen koñ ya pour sauter verrou boobu sauter barrière boobu pour mën a yegg si gën a yegg si et de fil en aiguille avec intelligence sans pour autant agresser qui que ce soit sans pour autant gaañ policier sans pour autant gaañ suñuy doom yi nekk ci gendarmerie sans pour autant gaañ kenn koo xamee dafa nekk ci force de l'ordre yi mën nañu am li ñu bëgg ba yegg assemblée nationale te bu ñu fa yeggee loi boobu warul jàll du jàngee ni rek dañuy taxaw foofu di yóoxoo ko déet loi ba warul jàll te dafa war a leer ci bopp ku mu mën a doon lii mooy li nga xamee ni moom laa bëggoon partager ak ku mu mën ci doon di leen sant nag di leen gërëm di leen jaajëfal parce que réew mi dafay traverser ay moments yu difficile et maa ngi sant képp koo xamee ni may nga ma sa temps déglu ma te lii may wax dara taxul ma wax lu dul rek bëgg Sénégal sama activité yëpp sama trajectoire yëpp lenn rek moo ko tax a jóg bañ ko fowee Sénégal bañ ko ñu yàpp bañ ko ñu delloo gannaaw sama pas-pas yëpp mooy fexe ba li ñu yàlla xewal possibilité yu ñu am opportunité yu ñu am ñu wëlbati ko dugal ko ci njàngale mi ñu wëlbati ko dugal ko ci paj gi ñu wëlbati ko dugal ko ci développement wu réew mi ci jàppale askan wi ba nit ñi mën a jëm ca kanam réew mi mën a naat ku nekk yëg sa bopp ni sénégalais nga ndax bu doon sama sago lu doomu Amérique am doomu Sénégal am ko bu doon sama sago Côte d'Ivoire du mos a raw Sénégal te mën naa nekk su fekkente ni ànd nañu bàyyi caaxaan bàyyi tappale bàyyi sàcc yeeg truand yeeg wagajaane yi nga xamee ni ñoo taxaw depuis les indépendances di lekk alalu réew mi te rusuñu si yaral suñu si ñooñu lañu war a seppi seen loxo ba mu set wecc sànni ko ca biti
ànd ak tappalekat bu mu mën a doon ñu génne leen ci système politique bi génne leen ci lépp loo xamee ni poste de décision la pour Sénégal mën a jëm kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu